mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam ñu ngi rafetlu ba ànd ak Ferlo FM 94.0 ak 3w.jolofactu.com mbokk yi xam ngeen niñ ko baaxoo di defee saa su ne di wéy tamit nag di seeti yenn diwaan di waxtaan ak mag ñi nga xam ne ñoo ko sanc ndax taxawaay bi nga xam ne bi am nañ ko ci diini ji ci l'islam ci tarixa bi loolu lépp nag xam ngeen def nañ ko ci diwaan yu bëree bëri tey jii nag ñu bëgg a waxtaan ci lépp loo xam ne jëm na ci li nga xam ne mooy dund ak maam El Hadj Abdoulaye Mbeng bu Mbuula xam ngeen ni waajal gàmm gi waaye moom ci boppam tamit mu xaddam bu mag la boo xam ne bi El Hadj Malick Sy moo ko yóbboon Mbuula mu toogal ko fi Jolof gi yëpp ñu fas yéene waxtaan ak moom ndax lu bëree bëri war nañ ko cee xam ci dundam waaye tamit ni mu taxawee woon diini ji tey jii tamit li mu fi bàyyi niñ ko taxawee loolu lépp dañ ci waxtaan Mbuula nag suñu waxtaan ci li nga xam ne moom mooy njaboot ak maam El Hadj Abdoulaye Mbeng fala budda danañ ci ànd ak ki nga xam ne kii mooy El Hadj Cheikh Mbeng mi nga xam ne moo yor kaddu kër gi njaboot gi yëpp waaye du ci moom kese ci waxtaan wi ndax tamit danañ ci am mbégte ba ànd seeg suñu maam góor goo xam ne gi moom itam góor gu mag la ci biir Jolof koo xam ne kii diggal na kilifa yu bëree bëri ci Jolof rawatina ki nga xam ne kii ñu koy waxtaanee tey jëlee di maam El Hadj Abdoulaye Mbeng góor gi nag mu ngi rek wuyu si turu El Hadj Makhtar Niang nga xam ne yaakaar naa Jolof ñi ñu déglu ñëpp ci Ferlo FM ak ci diaspora bitim réew xam nañu ki nga xam ne ki moom la ñuy waxtaan tey jëlee kon El Hadj Cheikh Mbeng laata ñuy ànd ak ki nga xam ne ki mooy El Hadj Makhtar Niang rek ñu bay la nga nuyoo ñu ñuy déglu bu ko defee rek nga nuyu ak dugg ci kàddu yu njëkk laata ñuy ñëw ci góor gi. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa xulafaa'i man ihtada bi adihim ila yawmi din. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki Jolof mbokki àdduna bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baal waq di leen baal di ñaan yàlla yàlla boole jégal bu ko defee fa tabaarakallaa comme daam li nga xam ne noonu la ko waxee ñu façon yéene rek waxtaan wi tamit liñ ciy jubul rek mooy fàttali nag lu baax ak façon doxin boo xam ne bi mag ñi noonu lañ doon defe démb fàttali tamit nit ñu baax ñi nga xam ne ñoom lañ amoon démb te ñu nekkoon suñu roywaay ba tey lu ñu am lu ñu mën tey yàlla ak ñoom a tax bu ko defee mag ñu mel noonu góor gi El Hadj Abdoulaye Mbeng bokkoon ci waaye boo seetee ci wàllu àdduna yàlla ay namm-nammam jamono bu nekk yebal na yonent de tous les temps nag pour que moom mu ñëw orienté nit ñi ci jamono bu nekk nit ñi pour ñoom ñu mën a jaar ci siraatal mustaqim maanaam li yàlla bëgg loolu moo waral jamono bu nekk de tous les temps nag yonent wàcc na ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga boo déggee sax moom ni mu waxee moom yonent bi li mu wax ne innamaa bu'istu li utammima makaarimal axlaaq maanaam damaa ñëw ngir mottali jikko yi maanaam la nga xam ne moom la ñu ko jiitu woon ci ay yonent lañ doon suuxat ci ay jikko moom dafa ñëw moom mottali ko parce que moom mooy yonent bi nga xam ne moo mujj mooy xaatimi nabiina wa imaamil mursalin kon moom dafa ñëw mottali ñi nga xam ñoom la ko jiitu woon lam doon def seen maanaam lañ doon suuxat ci niñ ci wàllu jikko léegi nag loola dañoo dem ba ay jamono moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamee ni bii ñëw na mu am benn constat bu mu def te mooy dafa toog benn jour wax ne bada diinu ariban wa siyaaduna ariban kama bada fa tuuba li ghurbaay te mooy lislaam bi muy ñëw ci ak tumuranke la ñëwoon waaye dina dem ba ci jeexital bi tamit dina delluwaat ci tumuranke googu mais tumuranke déggin lay laaj parce que tumuranke bu njëkk bi mu wax mooy tumuranke lim la woon maanaam lim bu néew ñoo bokkoon ci lislaam ba muy commencé mais tey nag bu ne lim bi maanaam dinañ delluwaat ci tumuranke googu delloo ci wàllu lim parce que tey ku nekk xam ne lislaam mooy diini bi ëpp ay nit ci àdduna bi mais lim ba muy tax mu wax ne mooy maanaam jeexital bi lislaam war a am ci nit inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar maanaam julli gi ngay julli jaamu yàlla gi ngay jaamu yàlla jeexital gi mu war a am ci yow jeexital ba tax ñu ne yow mi jullit nga parce que jullikat ak jullit du benn lim boobu nag nga xam ne ñoom lislaam day am ci ñoom jeexital ba ñu am jikko al makarim al axlaq loola la wax ne dina dem ba rafle
te ku nekk xam na ne boo seetlu tey jamono ji loolu moo am nit ñuy julli bëri nañ mais ñi nekk dëgg am jikkoy jullit néew nañ torop léegi nag loolu ba mu ko waxee moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu daal ko ci teg ne ilaahi fajal ahlana ëla xurbatin wala tibaay sunnatin fi taraxul te mooy ñaan naa yàlla man Cheikh El Hadji Malick lim boobu lu muy tuuti ëllëg sama njaboot yàlla na ca bokk mu mel ni kon da koo ñaan mais yemu ca ñaan ko mais dafa tëral stratégie pour que mën a fexe bu ëllëgee moom lu jikko rafle ña jokk woon ci moom Seydi Hadji Malick moom jikko jooju ñu des ñoom loolu moo waral mu dem def école de Njarne te mooy jël ay mag formé leen jàngal leen fiq jàngal leen nahu jàngal leen tawhid jàngal leen lépp lu dem ci wàllu xam-xam ba ñu fees dell mu xaddamal leen jël leen wësaare leen maintenant ci les 4 coins du pays Sénégal gépp mu jël fa teg fa ay mu xaddam koñ bu nekk dem ba ca Côte d'Ivoire dem ba France fu nekk mu am ñu ko fa nekkal ngir mën a fexe njabootam mu di leen mën a nampatal ci wàllu tarixa cheikh mën leen nampatal ci wàllu jikko stratégie boobu nag moo indi El Hadji Abdoulaye Mbengue radiyallahu taala moo indi Mame Gor Sané Niang moo indi El Hadji Daouda Dia moo indi mag ñooñu lañ am ñun ci Jolof ñoo xam ne ñi wóor na ñi ñoom école Seydi Hadji Malick lañ jànge ba moomu mu xaddamal leen yónni leen Jolof ñun ñu mën a fexe ba duñu mën a yaatal islam. Alaaji Cheikh li nga wax am na solo lool waaye li nga xam ne moom la ñu bokk ñu waa Jolof yëpp faw ñu daal di koy jaale ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu muy Maam Talla Mbengue waaye tamit ki nga xam ne mooy barki Dembo Ndiaye di Serigne bu Koylu Alpha nga xam ne moom itam yaakaar naa ne bu ñuy waxtaanee ci ki nga xam ne ki mooy Maam Abdoulaye Mbengue wax dëgg yàlla faw ñu tudd ko ci ñoom ñëpp ñu bay ko fii barki Dembo Ndiaye wax dëgg yàlla loolu tamit tiis la bu mag boo xam ne waaye jàpp na yàlla moo ñu ko joxoon yàlla jëlaat na leen loolu moom mooy sax li nga xam ne moom la ñu war a jiital te mooy jaale umma islamique bi yëpp suñu bàyyi El Hadji Talla Mbengue moom moo nekkoon xalifa moom El Hadji Abdoulaye Mbengue radiyallahu taala anhu ñaanal ko yàlla na suuf sedd ci koom ki nga xam ne gi tamit moom la yàlla teg tey xilaafa gi nekk ci koom muy suñu bàyyi El Hadji Ousmane moom tamit yal na yàlla woyofal yan bi te yàlla dolli ko sutura barkeel ko ba nga xam ne bii tamit lim ci jublu dina ci am résultat yu ëpp ay magam liñ ci amoon. jiyal aussi umma islamique bi tamit suñu mbaay Thierno Amidou Ba muy xalifa Koyli samedi bi passé la génnoon àdduna muy le 26 janvier moom tamit ñu ngi koy jaale famille omarienne nga xam ne fa la ñu jokk woon moo ñoom ñooy seen sëriñ di ko jaale tamit jullit yëpp macha allah ñoom tamit yal na ko yàlla xare aljanna. waaw xëy na xalif yi nga xam ne ñoo fi tegaloo tey ki nga xam ne kii moom la yàlla jox yéen bi di suñu maam te maam Ousmane ñi nga xam ne ñoo fi jaar tey ba mu yegg ci ay yoxam tamit ndax mën nañu ko fàttaliku. waaw xam nga sama maam mi ngi gënoon àdduna en 1958 parce que moom sëñ Babacar Sy benn at la ñu rawante bi mu génnee àdduna suñu bàyyi El Hadji Cheikh Mbengue rahmatullahi alayhi moom moo ko doon woon nekk ci xilaafa gi 1958 ba 1999 bi mu génnee àdduna suñu bàyyi El Hadji Baba Mbengue moo ko remplacé moom tamit nekk ci xilaafa gi ba 2001 ci lay génne àdduna bi mu génnee àdduna suñu bàyyi bas remplacé ko moom tamit nekk ci xilaafa gi yàggu ci ba 2002 la génn àdduna suñu bàyyi El Hadji Modou Diarra rahmatullahi alayhi remplacé ko moom tamit nekk ci xilaafa gi ba 2006 la Baye Amadou génne àdduna bi mu génnee àdduna suñu bàyyi El Hadji Mansour Mbengue moom moo ko remplacé ci xilaafa gi moom tamit nekk ci 2006 ba 2012 après mu génn àdduna bi mu génnee àdduna 2012 nag si la ko suñu Baye Talla remplacé donc Baye Talla moo nekkoon xale bi moom tamit ba bërki démb ci 2019 bi début janvier bi si la génn àdduna donc depuis keroog nag bi nga xam ne bi si lay génn àdduna si la ko suñu Baye Ousmane remplacé moom tamit nekk ci xilaafa gi incha allah. alors oui El Hadji Cheikh xam naa ne Jolof moom ñëpp xam nañ ki xam ne kii mooy góor gi di maam El Hadji Abdoulaye Mbengue waaye suñu tànnee tey jii tamit ci waxtaan wi gannaaw bu ñu nuyuwaat tey njaboot ak El Hadji Abdoulaye Mbengue gi yëpp ñi nga xam ne ñoo soqeekoo ci moom ndax Jolof gi yëpp ñoo soqeekoo ci moom bu ñu tànnee El Hadji Cheikh Mbengue tey jii ki nga xam ne kii mooy El Hadji Makhtar Niang ngir waxtaanee ki nga xam ne kii mooy góor gi di maam Abdoulaye Mbengue yaakaar naa ne juumuñu de. déedéet juumuñu parce que
góor gi macha allah góor gi monument la ci Mbuula référence la ci Mbuula parce que ñun dañoo judd rek fekk muy ànd ak suñuy baay surtout sama baay boobu El Hadj Cheikh moom laa waa sànq ne ñun bi ñu julee nekk taalibe di jàng ci kër Taïba Ndaw si lañ judd rek gis ko bu gàmm gi jotee mu ànd ak rahmatullahi li guuye ñang na ko yàlla yërëm tabarakallah àndoon tamit ci wàllu jigéen ñi tamit soxna Roxi Sàmb moom moo jiite woon jigéen ñi ñu gis ne rek ñuy sol seen déguisement nuróole macha allah di gàmm ji loolu ñoom lañ fekk ci jamono boo xam ne bi sax am nay temps ñun dañ daan def parce que xam nga mbëlëxi ak Mbuula ñaare gàmm yi dañ naan am nay temps sama maam da doon peut-être moom dina ci ñëw daana gàmm ji mbëlëxe gannaaw gi am nay jamono yoo xam ni ñoom ñaar gàmm yi ñoo bokkoon bés boobu oto yi dañ daan bàggante diggante Mbuula ak mbëlëxe le même jour donc ñun boobu sax lañ commencé xàmmee ñun xam ne dañ naan def bu ñu duggee ci oto yi dem mbëlëxe ba heure bi ñu ñëwaat kii donc boobu ba léegi nag si lañ gis ne góor gi Alaaji Matar macha allah nekk ci dëkk ba nekk taalibe ci kër gi depuis ay waajuram nag ba macha allah defe naa moom tumbaneeru toog ñuy nataal loolu moom dina ci gën a mën a ñëwal boppam mais macha allah daal royuwaay la ci Jolof royuwaay la ci Mbuula référence la tamit monument la bibliothèque la donc defe naa lépp loo xam ne daal dafa nekk ci luñ jar ci wàllu mag ñi moom defe naa lu ñu ci mënut wax kenn mënu la ko wax. waaw xam naa ne luñ la bay ndax da nga feggoog ñun ci waxtaan wi tamit comme ni nga ko waxee rek suñu maam El Hadj Makhtar Niang gannaaw ba ñu la nuyoo santaat yàlla mi nga xam ne moo ñu fexe ñu daje di waxtaanee góor gu am solo gi waaye di waxtaanee Jolof ndax ku waxtaanee maam Abdoulaye Mbengue yaakaar naa Jolof ngay waxtaanee tarix bi ngay waxtaanee rawatina tarix Tidiane kon ñu ngi lay nuyu Niang di la bàyyi nga nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ci biir Jolof Sénégal ak bitim réew. jërëjëf Ndiaye ñu ngi santaat yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. d'abord ñi nga xam ne dañuy déglu kon xam naa ne bu ne maam El Hadj Makhtar Niang rek xam naa ne danañu xaw a lënt nag dëgg-dëgg mooy kan. El Hadj Makhtar Niang nag Jolof Jolof bari ñu koy wax Bay Sikkim ci tooñinu Jolof Jolof yi. waaw Bay Sikkim ne daa tooñi. waaw waaye ci loolu yëpp gannaaw ba yàlla yontu bi El Hadj Abdoulaye Mbengue royukaay la woon ci Jolof ndax ñu ko sëñ Cheikh waxe bu mu jógee ci El Hadj Malick daf ko wax ne da nga dem Jolof waaye bala ngaa dem da nga jaar ci sa mbokk ma maam Borom Touba mu ànd ak góor gu ñuy wax Ngoyel Kan ñu dem Borom Touba dalal leen wu jekk ci diggante ab sëriñ ak taalibeem ci gàttal bi waxtu waju fa jotee mu ne ko ndax seen këf ko fu ngeen daan am mu ngeeg yow mu ne ko laal El Hadj Abdou laal ko te yàlla dafa defoon El Hadj Abdou baat ba am nu mu meloon dafa neexoon baat te yanji mu commencé laal malaanu waji foofu moo El Hadj Ngoyel Kan dëkkoon Kees maam Borom Touba toog ci seen wet di leen déglu woon pare mu ne ko jërëjëf Mbengue ëllëg lu ma yàlla seet dinaa la ci seen waaye demal Jolof waaye bul fàtte ne bi ko Malick yóbboo Jolof mu dem dëkk bu ñuy wax Koofiya fekk fa magam ju ñuy wax Birame Jéeme mu ne ko ab sëriñ kër bu jàngee ba xam ne ak ay taalibe te fii El Hadj Malick Sarr sant na Malick Sarr bu buudi demal Mbuula boo demee nga dal Mbengue waxtaan ak ña ci mu gën noonu waxtaan nag muy sama waajur man ñu di ko wax Njaga Jëmb Ñang xaritam la woon mbokkam la woon mbokk taalib la ñoo bokkoon nekk Tiwaawan ñoom ñaar yëpp ñu bokk ñu bi Jolof ci gàttal ñuy bokk di dem mbalaxe di gàmmu ji di dem mbalaxe di gàmmu ji bañ ne nañ defar jumaa mu ne sama papa nañ dem tàggu ji Alaaji Daawuda ne ko dañoo bëgg a defar jumaa ñu dikkee ci Alaaji Daawuda mu nangu leen ko ba pare yebaleen ci booba buunaa fi nekk buuna ne fu ngeen koy def ñu ne ko Mbuula mu ne bu ngeen demee na ngeen ko def suma kër na jaay li yee waral jumaa ji nekk ñangeen te boobu waxi buur dafa xaw a dëgër ñu bari xamuñu loolu nag waaye loolu am na ci booba sama papa laa nekk man sama papa moo liggéey jumaa ji waaye Alaaji Abdou dafa nekkoon nag sama papa benn sama papa nag gàtt fan waaye Alaaji ci gàttal njëriñam ci Mbuula ku baaxoon la ku bari xam-xam ku bëgg bokkam
ku bëgg ñëpp waxtaan lislaam rek la daan waxtaan. mais tey mi ngi gën a àdduna ci Noodi également. Noodi la gën a àdduna ndax Noodi bàyyam moo fa demoon ndax booba bàyyam dafa amoon histoire rek buuna bëgg ko bu ndaxtaal mu ñëw ci sama maam Tafsir Abdou Dieye mu ne ko génne na mu réewam mu génn dem Kofia foofu ñuy wax Noodi loolu la ko waral bi mu jàngee nag ba ñëw nag Birane Dieye ne ko fii Alaaji Malick Sarr samp na fi ba pare te borom xam-xam nga demal xer maanaam demal Mbuula ba demee nga daal Mbengeen waxtaan ak ñeneen loolu la Alaaji Abdoulaye def bi mu dikkee itam mu uuf waa ñeneen gépp jox ko bopp ànd ak Mbengeen ba yàlla dogal ñu defal fa juma gàmm gi mu njëkk ak gàmm goo xam ne gii Mbuula la ko def yàlla dogal na man mii booba tout tànk la lampi tampet yi ñu amee woon maa téye benn bi nii ci suma ci wetu ndeyjooram benn bi suma mag ji ñu wax dal ko téye ko ñu dal ko ni ba ñangeen gàmmu ñangeen gi li tax mu dañ daan def ñangeen lañ daan gàmmoo waaye mbalaxee gën a xumb nit ñi def bu ñuy lalee ñangeen ñoom ñëpp ñu bu mbalaxee ñuy xale yi daw dem ak jigéen ñuy oyof yi dem mbalax kenn ci njaboot gi ne ko gannaaw nag léegi bu ñuy gàmmu Mbengeen ñangeen waa Mbengeen rek fii des ñëpp dañuy dem ca gàmmu nañuy xem Mbengeen lii indi gàmmu gi Mbengeen waaye gàmmu gi ñangeen lañ ko doon def. waaw xam naa am njàng moom sori na ci lool ndax dem na ba Gànnaar dem jàngi ñëwaat waaye itam xëy na maag suñu borom moo àndoon ak moom neexam xel ba tey ji wax dëgg yàlla xalima gi neexoon lool. def na koo xam ne ak may la ko yàlla defaloon Alaaji Abdoulaye Mbengue ak may la ko yàlla defaloon ndax moo daan woyal boppam moo daan firi boppam. moom ci boppam. moo daan woy xale yi di ko aw bu pare firi ko ci gàmmu gi loolu koo xam ne ki xam-xam ba dafa leer te dafa set te mu yëwan ci waxtaanam rek ñun daan ci am ay xam-xam yoo xam ne yi duñ ko jàng ci téere duñ ko jàng ci àlluwa ci waxam rek lañ ko daan jàng te it yàlla mayoon ko ñaane sañ mu wax ne lu wax mu am waaye ñaane lu mu ñaan am na ci lu ma takk loo xam ne ni man maa ko takkal sama bopp gis naa ko ndax yoonu ñaare lu makkaam keroog bi mu ñëwee nu daw nun xale yi dem dugg ci néeg bi mu am lu mu jox nun ñëpp kenn ku te naan ca sëlmu ca mu daal di nii baalam ne yéen ñii fi nekk de ku ci ñemee dana dem màkk ñooñu ñëpp kenn ku ci ne dund ba yàlla yóbbu ko màkk moom Alaaji Abdoulaye Mbengue kon Alaaji Abdoulaye Mbengue xam-xamam mënuma koo xam ndax daf ma ëpp xam-xam di sama waajur waaye li nga xam ne fekk naa ko ci moom daal bëggoon na ndaw bëggoon na mag bëggoon na bokk doolaa ñu ne pëlëg naar bëggoon na doxandéem am na li ci pëlo bi mooy am na benn doxandéem bu ñu daan wax Taala Mbeng moom la tuddee Taala mii tey moo ko fatoon ci Mbengeen ba mu nekkoon fa risaas sa maam bu ñuy wax Biram Booy moo ko fatoon foofu ba élément bii Mbuula la juddoo élément boobu santoon Njaay Mbuula la juddoo woon loolu yëpp ci liggéey Alaaji Abdoulaye Mbengue Alaaji Abdoulaye Mbengue daal lu ñu ci mën wax moo di royteef la daal ci gàttal. borom xam-xam la ndax borom xam-xam moo ko wóolu maam Alaaji Malick Sy ba yóbbu ko Mbuula loolu rek doy na sëkk. am na xam-xam yàlla dafa loolu ko may làmmiñ ñu am barke jëf ju am barke loolu bokk na ci li nga xam ne li seetlu naa ko ci moom. waaw xam naa El Hadj Cheikh moom gàddaayoon na daan na ko dem jàngi fu bëree bëri laata muy ñëw Mbuula bay jàngal ñu bëree bëri. loolu dëgg la. daal di sama maam balaa muy dem kër Seydi Malick radiyallahu taala comme ni mag ñi doon def ñoom dañ leen wër xam-xam daawuñu yem ci benn sëriñ fu ñu mësaan dégg xam-xam benn maanaam xam nga xam-xam dafa bëri ay façon xam-xam nag jamono bu nekk da ngay dégg ñu ne tel sëriñ moo gën a qualifié ci tel façon xam-xam ñoom dañuy dem foofu. moo tax li ñu jàngal mooy sama maam maanaam benn góor gu ñuy wax Baba Fama Diaw ca Mbëlëx kooku moo ko njëkk a jàngal alxuraan ba mu fa jógee dem na dëkk bu ñuy wax Thialène ci góor gu ñuy wax Serigne Mor Galaye Diaw góor googu dafa nekkoon silmax pendant 30 ans mais teewut
dafa nekk ñoo xam ne yàlla da leen a mayoon malgré que dafa nekkul silmaxa mais daan jàngale foofu sama maam jàng na fa fiq gannaaw gi dem na dëkk bu ñëw Chérif ca boori Gànjool foofu tasawuf moom la fa jàngi woon gannaaw gi dem na Ndar ci góor gu ñu wax Serigne Mbay foofu naxu la fa jàng ji woon dem na fi Mauritanie maanaam fu nekk daal sama maam wër na fa ba mu wëree nag ba jàng façon xam-xam yëpp nag la dana léegi ne il faut de wuti kilifa maanaam dem wuti kilifa dem aussi wuti ku la jàngal loo xam ne di nga mën a yéeg sa yàlla parce que nit jàng na ba ne ar bëri xam-xam te mënut a dem ci yàlla loolu ay xam-xam la ay fem la yoo xam ne mag ñi ñoom la ko yàlla may. donc mën a xarat tamit te mënoo koo jàngale. mënoo koo jàngale mënoonu donc yu mel noonu moo tax ñuy wuti kilifa nitu yàlla loolu lay jëriñ maanaam dalay defar gannaaw xam dalay defar fexe ba nga xam day tax nit ñi sopp la day fexe te boo loo wax mu mën a am njëriñ nit ñi parce que am na ko xam-xam am xam-xam te mënut a wax ak kenn mënut a wax aussi lu jëriñ nit ñi. amul fasaax donc yooyu nag loolu tax nit ñi doon ñu wuti kilifa donc si noonu si la demee ci Seydi Malick radiyallahu taala nekk na fa li ñuy jàngal nekk na fa fukki at ak ñett maanaam sama maam 13 ans la def Tiwaawan aussi ba mu fa nekkee yàlla dafa def moom dafa bokkoon ci ay homme de confiance Seydi Malick radiyallahu taala comme ni góor gi waxee nii yàlla da ko mayoon sama maam lu mu ñaan yàlla moom bokkoon na ci ñooñu moo tax li ñuy wax jàngal mooy ne Seydi Malick da ko wutale néeg boo xam ne bii sama maam dafa doon toog foofu rek ñaan xam nga këru diine goo dem tey sëriñ ba xale ba fa nekk am na ñu mu tànn ñu sell ñoo xam ne ñoo koy ñaanal bu jamono métti comme ni mel nii tey ñooñu ñooy def ñaan yi nga xam ne mooy tax nit ñi mën cee génn loolu moo tax Sénégal boo gisee tey ba tey ñu naan jàmm am na fi xeex du fi am nangam loolu moo waraloo mu fi am donc tant que loolu la bu fi jógee rek ba bu ñu xam ne li xew ci yeneen réew yi mën naa xew suñu réew yi bi ne. da nga ko bëgg a dolli feelu rek dëggal ko. li mu wax ci loolu li nga xam ne jot naa ko ci xam moo di naa mu xam moom yàlla la waaye moom ñaanam ci li ma xam daan nangu lool li mu wax nag El Hadj Malick moo ko feccale waaye góor gi ku amoon ko loolu ci ku muy ñaanal la ku ci amoon positif la ku ñu yëg ne kii daal nitu yàlla la koo xam ne kii dafa fees dell ni ko kii wax. bu dee ba tuddee ko muxaddam tamit du ak neen moo tax ñu ne ko muxaddam la. dafa jàng na fiq maanaam mokkal na alxuraan jàng na fiq jàng na nawu jàng na lépp daal loo xam ne lii doomu soxla dina ko jàng ci loo xam ne lii yëg nañ ko mu daan ko jëfandikoo mu di ko gis ak suñu bët. te ba mu ñëwee Mbuula tamit taxawal na ay daara. ba mu ñëwee Mbuula nag moom jàngaliwul da daan waxtaan maanaam daawul waaraate da daan yeete yéen nit ñi nite. wuute na de waaraate ak yeete. waaw waaraate ak yeete bokkul yeete mooy kii nelaw nga yee ko ba mu ne jar nga ne ko xoolal aw fas la wala mbaam la mu ne la lekkat aw fas. da leen daa woo rek toog di waxtaan ak ñoom. toog rek fu mos a toog bu xoolee mboolem muy ñetti nit mu seet place bi yonent bi fi mu fu mu sonn a toog kii limal la ñooñu niñ ko daan defee ak ni mu ko daan defee moo doon jikkoy Alaaji Abdoulaye Mbengue. waaw Tiwaawan bi mu nekk ak El Hadj Malick ni mu ko joxe li nga xam ne mooy wirdu également yaa ngi woon foofu. waaw moom maanaam daal moom moo ko defar jox ko ndigal ba ma xamee ne fees na dell mën naa dem wasaare li nekk ci moom si la ko yebal dem mën naa Jolof keroog tamit nee nañ bi mu ko yebal Jolof dana ko ëllëg lu ma am su ma ko mënul bokk ak yow soxla ma ko xam nga kilifa moom bu dee bu wax loolu c'est parce que xam nga sore woon na ci yow. xam nga ñaan gu mel noonu tamit góor gi wax na ko sànq sëñ Touba wax na ko loolu parce que sëñ Touba jaar na fa dem fa wasifa kooku même santaane képp kuy njabootam foo ko fekkee na nga ko jox addiya loolu sëñ Touba santaan na ko ak njabootam. àgguma ci woon ndax ba mu ko xol bi sedd dafa wax ne képp koo xam ne kii sama njabootam foo ci sëñ góor gi na nga ko jox addiya. sëñ Touba ko wax lii. sëñ Touba ko wax lii kon Alaaji Abdu daal ci gàttal moo di ñi nga xam ne ñooy kàngam yi gën a dëgër ci Jolof ku ci ne amoon na ci yow ak lu mu tube ci yow yóbbu ko Jolof indi ko Mbuula. donc loolu la maintenant nag dafa ba muy tàggoog moom da koo jox ay ndigal maanaam tegtal dana ko soo demee. ay ndénkaane dana ko boo demee na jubli ci wàllu ñaan ak wàllu commerce
moom da koo tere woon wàllu mbay xam nga moo tax njabootu El Hadj Abdoulaye Mbengue gu mën doon tey commerce boo ci duggee yàlla mën ci barkeel boo gisee tey depuis ay doomam nag bay ama doog ba El Hadj Mansour rek ba ci sëriñ tey jii koo ci gis muy def commerce rek yàlla mën na la cee defal sutura parce que góor gi El Hadj Malick moo ko ndigaloon moo ko ci ñaan doon tamit donc loolu tamit dafa nekk lu am solo loo xam ne tamit lu jar a bàyyi xel. waxu leen lu taxoon mu ne ko bul yëngu ci wàllu mbay dafay na. ah en tout cas daal ñaar yi daal la ko tigtaloon ci li ñu wax daal ñaari la ko te maanaam wàllu ñaan ak wàllu mbay ak wàllu commerce xam nga ñaan gi tamit comme ni ñu waxee rek moom yàlla mayoon na ko ci mu amoon ci am na lu ko ci yàlla mayoon daal ci côté boobu ba nga xam ne moom ñaari comme ñaanal rek yàlla def na mën na la defal suuf parce que même wàllu taw yi sax dañu wax ne ñaare moom mu mësaan ñëw bu taw mësaan ñàkk tey ba ñu wax ko góor gi rek nit ñi buñ ko waxee taw ñàkk taw rek moom ku buñ ko waxee buñ paree moom bu bëggee ñaan rek ñëpp dañuy def commencé defar seen i bagage luñ bëgg mu taw te rek dañ koy def te xam ne moom saa wu ñaanee mu taw moom incha allah day taw donc loolu moom yàlla mayoon na ko ci côté boobu donc xam-xam boobu tamit yemalewu ko woon kese mbuule mais danoon yaatal xam-xam xam nga mun noo di boo seetee mooy frontière diggante Jolof ak Waalo mooy diggante frontière Jolof ak Waalo sama maam ni mu doon agiré ci niveau Waalo amewu ko woon sax noonu ci niveau Jolof maanaam li mu amoon ci ay talib yu bëri Waalo lañ bokk moo tax boo demee tey góor gi ñu wax Massamba Diagne ca Alsuygu bokkoon na ci ñu mu defar mu xaddama ni góor gi ñoo Ousmane Fall tamit ca Ganket Bala bokkoon na ci ñi nga xam ne tamit ay mu xaddama Abdoulaye Mbengue la ñu woon boo demee tamit góor gi Ibrahima Fall ca Saara Lama kooku tamit nekkoon na ci ñi nga xam ñoo moom la góor gi defaroon ñu nekk ay muxaddam am na góor gu ñu wax tamit Tafsir ma Xujje Njaay ca Melax ñoo ñëpp nekkoon na ñoo xam ne ñi bokk na ci muxaddam yi nga xam ne Seydi Hadji Abdoulaye Mbengue moo leen defar Saara Lama nag moom dafa nekkoon dëkk boo xam ne macha allah man Waalo googu moom moo ko mooman ñun bi nekk ni ñu nekk xale fekk nañ ba tey at mu jot bu koor jotee laylatul xadar ñoom laa saara mi dañuy takk seen saret takk seen fas ñëw ba bay jamono ba El Hadj Cheikh salaa ko mujj gis mais ba jamono ba El Hadj Cheikh jamono bu koor ñëwee ñoom dañuy ñëw fa la ñu fanaan a jàng ba bët seet ñu takkaat seen i gileem takkaat seen i saret ak seen i kii delluwaat donc kóllëre googu ba léegi tamit dëkk boobu ñu ngi ko seq Sall parce que ñun ñi di wax yow sax dañuy dem gàmm saaralam ba tàyyi ngir kóllëre goo xam ne moo doxoon sama diggante moom ak ñoom ba léegi tamit ñun ñi di ko sàmm tudd na fi tamit góor gu am solo mooy góor gi Ngoyer Kan am Ngoyer Kan kooku moo nekkoon premier talibé nege la cosaan Thiès la mujjoon fa la génne àdduna ba gàmmu ren gi sax nag moom lañ ko parrainé moom lañ fas yéene de comme niñ defe woon daaw góor gi Gàdd Njaay góor Gàdd Njaay tamit bokkoon na ci ay talibé yu mag du woon mu xaddamam nag mais talibé loolu bu mag la woon moo tax boo gisee tey waa famille Njaay nu Linguère rek daara ñoom kër gi lañ jàpp mooy seen sëriñ moo tax lépp lu ñuy def rek kër gi lañ ci jiite balaa ñu ko def ba seen kaamil bi ñu war a def nañ le 2 balaa ñu koo jàpp dañuy laaj gàmmu kañ la ñu doog ko jàpp moo tax kóllëre googu moom daaw ñoom lañ kii woon gàmmu gi ren nag maam Ngoyer Kan incha allah moom la ñu parrainé gàmmu gi parce que tey moo nekkoon premier talibé sama maam gis nga góor gi wax na la sànq bi mu dem ci Serigne Touba moom la ñoom ñaar ñoo àndoon keroog donc macha allah. loolu am na solo li ngeen di jël talib yi tamit di ko tuddee ñoo xam ne ñi xëy na ñi ngi muxadam maam Abdoulaye Mbengue moo leen tàggat moo leen nàmm wala ñoom ak ñoom ñoo diggale ñoo ànd ngeen leen tuddee gàmm gi loolu am solo la ndax toll nañ foo xam ne fii daanaka borom barke ak borom tur yi lañ koy tuddee li ngeen ci seen loolu des na ci ñëw waaye Mamatar xëy na tamit lu jëm ci li nga xam ne mooy diggaale bi ñu doon diggaale ak magi jolof yi sëriñ ñi nga xam ne ñi ngi jolof yëpp ak ñi mu tàggat tey ji ñan nga ci jàpp. ñi nga xam ne ñi yàlla dogal na jàppale leen ci te nga xam ne bii bokk na ci ku mu njëkk a wax Ngoyer Kan Amadou Fati mooy bàyyi ki fa nekk léegi di nodd Aliou Ngaye bàyyam bokk na ci sama maam Pate Jama bokk na ci sama maam Mbaye Thioy ak Cheikh Thioy ñooñu nga xam ne ñoo jaare Thioy ñoo bokk ndey ak baay bokk na ci ñun ak góor gi ñuy wax Daam Silla ñu jaale ci Ousseynou Mbeng mii ñooñu daal jot naa leen cee xam ci ñi nga xam ne nag ay doomam lañ am na ci koo xam ne kii ràññi naa ko ci lool muy ku ñu wax Abdou Buri Ñang ak Abdou Absa ñooñu daal ràññi naa leen ci ñi nga xam ne ñi ci doom yi leen ci te mu tàggal leen. waaw naka la daal diggal dégg li nga xam ne mooy magi jolof yi sëriñ si nga xam ne ñi ngi biir jolof yëpp parce que am na ñoo xam ne tudd nga leen ci biir jolof yëpp. xam nga mag ñi def naa wax naa la ko fan yële passé mag ñi dañ daan ormalante mag ñi ku nekk dafa xamul sa cër morom nga wàcce ko wàccuwaayam ci loolu lañ ànde woon
xam nga moom bi mu ñëw sama maam bi mu ñëw ku mel ni maam Góor Sané Ñang la fa fekk parce que maam Góor Sané Ñang li mu xaddam Seydi Hadji Malick moo ci mag moo fa njëkk tamit ci Jolof moo fa mag moo fa njëkk même gàmm yi ñuy def ni ñun moom moo fa njëkk gàmm gannaaw gi nag la maam Daouda Dia radiyallahu taala moo tamit ñëw maam Daouda Dia xam naa ay mbiram ci wàllu ay kiyam sax loolu lu jar ma di ci ñëw mais daal li ñu jàpp daal mooy Seydi Hadji Malick nekkoon na koo xam ne ki moo ko yebal foofu gannaaw bi mu jaaree ci maam Malick Sarr bu gudd defe naa góor gi wax na la ko sànq kooku xaw histoire bu xaw a gudd la donc ñooñu la fa sama maam fekkoon séqoon na ñoom ñu doon jëflante sama maam ñëwee tamit mag ñi dañ daan toppante ñoom dafa ñëwoon topp seen ginnaaw parce que ñoom ñoo doon ay magu dara moo tax comme li mu la ko waxee amul lu mu daan def mbuula wala lu mu daan def te du dem waxtaan seeg maam Daouda Dia ba pare moo tax ñu bëri sax foog ne moom moo nekkul sérieux mais nekkutoon sérieux mais da ko joxoon cër boo xam ne lépp lu mu daan def da nga daan waxtaan gàmm mbalaxatee moom moo fa njëkkoon di ko gàmm pendant des années gannaaw gi ne la ko maam Daouda Dia xamal na ko yow mënoo boot ci gannaaw kenn kon nag del toog mbuula di fa gàmm comme ñëpp li moo waral sama maam di gàmmu mbuula mais avant danaan dem mbalaxe te loolu nag fekk maam Daoud topp ci ginnaawam ndaxte loolu ko Seydi Hadji Malick santoon donc Mame Matar weg gi nga xam ne gi mag ñu wegante woon nañ ko te kenn ku nekk daanaka mënoon naa taxaw ne man xëy na maa ëpp xam-xam sama morom mais daanaka dañ ko doon nëbbante kenn ku nekk jàpp na sa morom moo la ëpp xam-xam loolu lan moo leen ko mayoon. li leen ko maye moo di Jolof benn bopp lañu Ceddo Ba ak Serigne Baye ñoom ñëpp benn bopp lañu mel na maam lañu kenn ku ne am cër boo joxoon sa morom loolu waraloon mag ñi loo bari xam-xam ki la mag da nga koy jox cër. da nga ëpp nit xam-xam te jox ko cër boo xam ne day mel ni moom moo la ëpp xam-xam ndax lan mag gi mu la mag loolu taxoon Jolof képp koo xam ne kii fa nga dëkkoon te nekk fa yàlla dafa leen defoon ñu bëggante booloo ànd kon nekk na sëb cër ñu jox la ko walla waraloon Alaaji Abdoulaye Mbeng di gàmmu ji mbëlëx fekk na booba Góor Sané moom mu ngi ca baxal ñoom waaye xel moom ci gàmmu Abdoulaye Alaaji Daouda dañ ko njëkke woon toppante googu nag ak joxante googu sutura dafa yàgg ci Jolof yi dañ ko mënoon loolu taxoon ñu daan ko def waaw. ba mu gàmmee taxawal gàmm ak boppam léegi lan la ci jubluwoon dëgg-dëgg ngir taalib yi toog wala mu jege leen di waxtaan ak ñoom wala. gën a yee taalib yi li ma la wax ne sànq da daan yeete te bëggoon it nit ñi jaar ci yoon bokk na ci li nga xam ne moo waraloon muy def gàmm yi ndax bu mu saa ñëw bu ba teete rek dina am lu yees lu xewaat ci dëkk bi loo xam ne xew fi woon ndax dëkk bi waxuma ne ay ceddo lañ waaye ceen gu siiw Alaaji Daouda Alaaji Abdoulaye Mbeng ñoo ko indi Jolof ñoo ko indi xees maanaam xees ñoo ko fa indi ba tax na gàmmu googu da daan yéen nit ñi da leen gën a nàmpatal pour ñuy gën a xemmem diine loolu waraloon te it mu fonkoon ko comme ni ma la waxe di woyal boppam xale yi di ko aw bu firi jotee muy firi nit ñi daal bu Musaa di gàmmu daal bu watatee am lu bees loo xam ne ne dikk na ci diine ji loo xam ne gannaaw yàlla yoon bu gàmmu gee ko def. naka la dundee tamit xëy na am na solo ndax koo xam ne kii sëriñ nga am ngay taalibe te mbay mi xëy na xëru ci comme niñ ko waxee woon naka la daa dundee ci ñaan rek. gannaaw yàlla yoon bi daana yaxanal ndax Alaaji Maalik moo ko dénkoon na ko boo demee lépp ci sa liggéey ñaan ak yaxanal loolu la waraloon ndax moom daanaka su ma yeboo ne ña ngeen utaloon nañu ko tool boo xam ne bi dañ ko daal waaye daanaka daal mbay moom amu ci woon solo waaye ci digganteem ñaan yi mu daan ñaan ak yaxanal bii daan yaxanal ci la ko yàlla ubbiloon wërsëg boo xam ne bii kenn ku ne ci mbengin jëlee ma ci. xam naa suñu maam la de kenn du wax ne dafa bañoon tàng de xëy na noonu la ko ñun ñu mën a jàngatee rek. waaw ndax nag bañ tàng ga am na lu ko sababoon ndax bët ya dafa xawoon a am melokaan te xam nga ñaq mag ñi buñ lay léebu dañ lay wax li nga xam ne li moo gën ci yow ndax boobu moom ñaq baaxul ci moom ñaq baaxul ci woon ci moom loolu waraloon mu xawoon a sàggale mbay waaye yaxanal gi moom daan ko def.
waaw ala Cheikh gàmm gi yéen a ko jàpp bi lay yoon juróom-ñeenti fan ci weeru février bii ñu dëgmal yem ak 2019 gàmm gi nekku rek gàmm Mbuula mais gàmm Jolof gi yëpp waaye tamit gàmm adduna bi yëpp la ndax daanaka at mu yàlla sàkk rek dañuy gis ni muy gën a yaatoo. waaw xam nga bala ma ñëw ci gàmm gi sax dama am mag ñi ma doon wax sànq dama fàtte woon tudd maam Alpha bu Koyli dama ko fàtte woon tudd moom tamit relation la amoon ak sama maam yu ratax xam nga ku ne xam ne ne Mbuula Koyli sorewuñ ñoom ñi ngi jokk ci Cheikh Oumar Foutiyou Tall moo nekk seen sëriñ mais teewul dañu seexoon ay relations yi rafet ba góor gi dem ne ba tuddee sama maam doom. tuddee ko doom moom. waaw tudd na sama maam doom bu ñu wax El Hadj Abdoulaye Ba malheureusement génn na àdduna fan yële passé donc yooyu wax la pour wax la mag ñi moom vraiment dañu soppante woon te dañoo def le tout pour que seen diggante lu koy gën a rataxal. diggante loolu kenn xamewu ko. waaw mu ngi noonu ba joxañ aussi seeni doom. pour que tamit ñoom bu ñëwee ñu xam ne kat ñoom dañu war a ànd nekk benn defe naa loolu tamit ñun moom lañu fekk ba tey jii tamit ñun loolu la ñuy doxal suñu diggante waa Koyli moo tax bu ñu xewlee ñoom ñëpp kenn du des ñoom tey bu ñu xewlee ñun tamit kenn du des ñu dem sàmm loolu nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon donc gàmmu ngi ne comme ni nga ko waxee effectivement ren la ci 99e édition xam nga mission yàlla moom kenn mënu ko circonscrire maanaam kenn du ko ne ñii laa koy limité dëkk bi wala gox bi la demee noonu mais am na loo xam ne moom boo ko defee te mu barkeel bu jotee ñëpp ci gisan bi moo tax gàmm gi bu jotee nekkul gàmm waa Mbuula nekkul gàmm waa Jolof mais gàmmu ñëpp la li la koy wan mooy bu jotee taxawaay yi nga xam ne moom la ci nit ñi ak participation yi nga xam ne moom moo ci am ku nekk di ci barkeelu moo lay wan ne mbirum yàlla la rek mbirum yàlla na moom ñëpp ñoo ko bokk comme ni nga ko waxee ren ñu fas yéene célébrer 99e édition bi incha allah parce que 1919 si la ko sama maam commencé woon bu ko defee ren mooy 99 édition ñu ngi waajal. boo gisee dëgg-dëgg mi ngi yokk xam naa ne jamono jooju moom ñi bëri ñu woon ñi ko gëmoon xëy na desoon na mais tey ji wax dëgg yàlla ñëpp gëm nañ ko. waaw macha allah xam nga mag ñi moom seen i mbir amul tànk ginnaaw mag ñi seen i mbir amul tànk ginnaaw tànk kanam la am mais la ciy gën a am solo mooy ñañ ko bàyyee ña ko doon ñu xam ne dañoo war a yaatal ñoom tamit ñoom taxawaay am comportement boo xam day tax mbir mi di gën a yaatu parce que mag ñi seen cër balaa muy fen dëgg-dëgg ñoom ñu dëddu balaa ñu fen dëgg-dëgg ñoom ñu dëddu booba la seen cër di gën a fen te naa loolu ku nekk gis na ko tey gàmm yi nekk Jolof tey boo ci dem tey macha allah mais mel doon noonu mbëlëxe yaa de cela 10 ans 20 ans gàmm gi daawoo ko dégg comme ni nga koy déggee tey Mbuule noonu Ngeet noonu parce que tout simplement seen i njaboot taxaw nañ seen barke seen maam tax na tey jii bu ñu ko wootee àddina yëpp ay ñëw parce que liggéeyu mag ñi moo demee noonu waaw léegi mais ci am solo mooy ñun ñi nga xam daal en tout cas ñun la yàlla natt ñu nekk ci ñu xam ne dañu war a taxaw nekk ay modèle nekk ay royuwaay parce que léegi réew mi dafa nekk foo xam ne léegi nit ñi xoolatuñ sant léegi nit ñi xoolatuñ sant lu bëri nit ñi li ñu xool léegi mooy jikko comportement bi ngay am ni ngay mel ba tax nit ñi muy sopp la nga bàyyi leen xel mais doomu yonent bi sa sallallahu alayhi wasallam dama yàlla baal bu ñëwaatoon tey am nu mel am ñoo xam ne fii lañ koy bàyyi dem sa parce que nag li yonent bi santaane bu fekkee nekku ci doomam nit ñi duñ ko topp mais mag ñi aussi liñ santaane liñ nekkoon démb seen doom bu nekku ci loolu nit ñi duñ leen topp moo tax da ngay gis kuy mere nit ñi parce que tout simplement ci yow nit ñi moom léegi l'islam lañ gëm jikko lañ gëm xam-xam lañ gëm su nekkee ci yow daal ñu déglu la bu nekku ci yow duñ la déglu. danañ ñëwaat ci yow Mame Makhtar jàmm lañ tànn ren ngir waxtaanee ko ci gàmm ak juróom-ñeenti fan ci weeru février bi yem ak samedi jàmm de xanaa dañoo delluwaat mbatt ca ndaala rek ni ko maam Abdoulaye Mbengue doon doxalee. waaw ndax góor gi yëgoon naa yëngu-yëngu boo amoon ci diggante Mbengue ak ñeneen mais moo ca def jàmm ndax booba ci affaire ay donale woon ci yoo xam ne ay erreur yu ndaw waaye gannaaw yàlla yéen ba ci li may fekke moo ci doon dox jàmm. ku bëggoon jàmm la. kon doon na saw aw dàllam di jubóolu ay nit ci biir Jolof ba ci feneen sax. daana solo dàllam dégg yëngu-yëngu bu xam ci ay kër rek laa wax de kër mu dikk jubale leen te kenn du ko yor daana ci def sax alal. kon jàmm ji ñuy waxtaanee ren waxtaanee nañ ko ci waxtoom. waxtu fii mu ne nag dafa jot adduna bi yëpp kenn ku ñàkk fii nu toll léegi nga ñaan jàmm ndax jàmm gën lépp loo xam ne lii du jàmm ko gën. waaw l'islam de mooy jàmm lu tax kon ñi ne di waxaat di jàmm. ñu yokkaat ko ndax yëngu-yëngu yi am ci jamono kenn ku ne soo fit di dem ñaan jàmm mooy gën a dalal xelu jullit moo amul lu mooy jàmm te jàmmay mbokk kon ñii bu ñu tuddee gàmm gi jàmm
yal na yàlla def jàmm ji yàlla nangul leen ko ba luñ ci seenu ñu am ko. waaw ala Cheikh fan ngeen di sukkandiku léeg-léeg bay jël ne diw kat la ñu tuddee gàmmu gi ren laata ñu ñëw ci thème bi nga xam ne moom ngeen waxtaanee di la paix jàmm. waaw xam nga li tax ñu di ko dem mooy pour feddali kóllëre rek dundal kóllëre gi amoon suñu diggante suñu maam ak mag ñooñu ñoo xam ne lañ koy tuddee parce que relation yi ñun il faut ñu di ko cultiver mu ñu ko saxal mu mën a continuer nekk loolu nag boo ko defee tey boo tuddee nit gàmmu dina xam ne kat jox nga bàyyam cër wala jox nga maamam cër bu ko defee kon yow mi nga xam ne yaa ko def tam dinañ gën a bàyyi xel dinañ gën a taxal seen diggante loolu moo waral ñuy def am mu jot ñu yéem a seet benn kilifa ci muxaddamu góor gi démb bu ko dañu tudde ko li nga xam ne moo del ci wàllu gàmmu gi. maintenant li nga wax ci wàllu thème bi xam nga thème bi contexte bi moo ko laaj parce que réew mi ku nekk xam ne ne ku ko waxut yëpp nit ñi ci ay xel lañ toog nit ñi tiit nañ trop ci ëllëg nu réew mi dem parce que là chaque jour nga dégg fi ay wax dégg fi ay def yoo xam ne tamit jublu jàmm nuttu jur jàmm te lañ ci ragal mooy élection yi bu ñëwee réew mi mel noo xam ne tamit kenn du ko bëgg moo tax jàmm ji daal moom la ñuy woote bu ko ñëpp waxandoo ñëpp a jëfandikoo mën naa am jàmbaam parce que loolu moo ci am solo nag bu ñu yem ci nii rek def ko ay discours mais yow miy woote jàmm na fekk ne yow jéego boo séqi tey ak suba jéego boobu jàmm la. waaw loolu ñu ko waxee rek du ñàkk ni ñi ngi fi bay moom daana dox jàmm mais ñi ngi fi bay tamit ñi ngi sol seen dàll di jubóole di waxtaan ak ñëpp ci Jolof ci bitim réew ngir ñu gën a nekk benn. waaw xam nga léegi dañoo toll foo xam ne fii ciru àdduna maanaam dërëm ak daraja mu yàqi la te daf ci am ñoo xam ne ñii na ma yàlla baal dafa am yenn comportement yoo xam ne dafa tax ba dem léegi nit ñi déglutuñ sa sëriñ si loolu dafa am na si ñoo xam ne ñii ci sëriñ si laa wax ñoo xam ne ñii dërëm dafa tax même en quelque sorte dañoo dem ba seen maam lim leen bàyyi woon nañ ci waroon taxaw dañ ci taxaw te li ma war sax moo ci nekk bu fekkee ne yow amoo jikko amoo comportement bu mel ni ba sa maam na meloon dem nit ñi duñu déglu léegi nag bu ñu dee maintenant réew mi dañu ne crise de valeur moo yaatu ci réew mi ba moo tax léegi kenn déglutul kenn frustration yi dafa bëri ku nekk sa bëgg-bëgg rek ngay topp loolu mooy problème bi ci nekk loolu nag moo waral nit ñi mel ni nag léegi ku nekk lu la bëgg rek sa bëgg-bëgg rek ngay topp bu ko nekk da ngay seet li la bëgg ak yow lu nga bëgg ëllëg loolu rek mooy tax jéego booy def loolu moo koy motiver dañuy dem ba léegi kenn dootu seet lu baax ak lu bon jàmm ji day jafe loolu moo tax mais ñi nga xam ne te am nañ kilifa di déglu seen sëriñ bu fekkoon ne ñoo ëpp kon jàmm ji dina bëri Sénégal li ma wax sànq loolu moo fi taxoon jàmm te mooy ne réew mi tariixa yi dañu fay bëri fii réew mi boo gisee 95% wala boog ci diine ji ay tariixa lañ gëm te en général lu seen sëriñ santaane dinañ ko bàyyi xel baax a baax loolu moo waroon jàmm ji di am de mais buñ demee ba nit ñu wedd sëriñ déglutuñu kàddu sëriñ si ku nekk def loolu neex attention réew mi jàmm mën na fay rafet. ñetti minutes xam naa moo ñu dese Mame Makhtar tey danañ wax royukaay ba tey mi ngi fi am ci réew mi kenn ku nekk am na ci koo xam ne boo ko royoon xëy na li nga bëgg suñu borom dana la ko defal àddina ak alaxira Mame Abdoulaye Mbengue tey lan lañ war a mën a jàpp ci moom ci loo xam ne lii donte ne lépp njëriñ la waaye lan lañ war a mën a jàpp ci moom di ko fàttali ko di ko roy si moom. li ma ci gën a marqué tey moo di defar ak bokk daana defar ak bokk daana jubale ñu dëngoo daan wax lu baax daana ko jëf da ko daan jëf di ko wax mu mel ni ku topp lam daan def da nga am jàmm te da nga jubóog say bokk. waaw alaaj njaboot gi tamit xëy na tamit ñoom tam ñu wéy di gën a góorgóorlu donte ne ci la ñu nekk xam ne sëriñ bi ñun ñëpp ñoo ko bokk sët yëpp a ngi fi kenn ku nekk sëtam la tey doomam nga kon ubbeeku gi war naa gën a am solo comme ni ngeen ko defee nii. tabarakallah en tout cas ñi ngi sant yàlla baax a baax di sant tey suñu baay yi fi nekk ñuy baay Ousmane Mbengue di sant suñuy mag te suñu mag yooyu di jiital suñu mag gi nekk fii ci kër gi muy Alaaji Mor Mbengue parce que ñoom ay roywaay lañ ñoom bu ñu leen toppee la Alaaji Abdoulaye Mbengue doon santaane démb ak gannaaw démb loolu ñun dinañ taxaw foofu loolu moo war tamit gàmmu gi boo gisee gàmmu bu la sëddi rek ak taalibe yi ñoo koy organiser bopp démb rek lañ fa am benn rajo boo xam ne macha allah ku nekk nga indi sa dërëm ku nekk indi kàddu gu rafet ku nekk am yéene bu rafet ñu yëkkateendoo tegandoo loolu ñun moom lañu sant yàlla moo am ci kër gi loolu lépp nag ñi du ko def ci ndigalu suñuy sëriñ muy waa Tiwaawan kóllëre gi sama maam sequ dem muy seen sëriñ mu seqoon kook Alaaji Malick radiyallaahu taala tey jii moom lañ continué ñun seq ko ak ñoom li ko dara ci sëñ Mbaye Mansour mi nga xam ne mooy xale bi ba jaar ci particulièrement nga xam ne ki mooy Seydi Malick ibnu Cheikh Abdou Aziz Sy Dabakh
tey jii mooy suñu buntu ñun ci Tiwaawan ba gàmm gi saa wu jotee moom bu ñëwul boppam dina yebal doomam wala dina yebal ku ko jege trop mu ñëw mu nekk liaison boo xam ne day tax ñun suñu digganteeg Tiwaawan macha allah la ca maam ak bàyyi doon def démb tey ñun ñu ngi ko ne di ko def ak ñoom bu ko defee di leen ñaanal yàlla yan li yàlla may gudd fan ak wér kóllëre gi nga xam ne moo seqoon tamit seen diggante seen maam ak suñ maam yan nañu yàlla kattanal ba ñu mën koo kon ni di ko doxal parce que ñun ak taalibe rek moo jik moom rek lañ bëgg nekk taalibe Cheikh loolu rek lañ bëgg. waaye moom bi seen Cheikh waxoon ne adduna am fi lu nekk am kilifa moo gën parce que réew mi ñi koy jaxaseeg ñi koy mooy ñi amul kilifa rek mais boo amee kilifa moom jamono bu nekk yow doo def lu defuut doo wax lu waxut kon nag yan nañu yàlla booleeg suñu kilifa te sàmmal suñu ànd ak ñoom. waaw xam naa ñu ñëw nga tàggu ñi nga xam ne ñu ngi doon déglu ndax fi mu toll nii moom Mame Abdoulaye Géej la yaakaar naa ne mënuñ ko waxtaanee sax ci aw waxtu waaye luñ ci cof lu ne rek dana am lu mu jëriñ ñi nga xam ne ñi ngi déglu te bëgg a dégg xëy na Mame Makhtar rek ñu bay la lan ngay gën a fàttaliku waa Jolof sëriñ si taalibe yi ak ñi nga xam ne tamit ñi ngi at mu yàlla sàkk ñi ngi dem ci gàmm. ñu ànd ak yar ak teggin ak sutura nu ñu boole yar teggin sutura. ndax ka ñu wujji loolu la doon woote. ndax ki nga xam ne moom la ñu wujji tey loolu la doon def ci bopp ñëm tolloo toon jamono yar sutura teggin kon ñun ñëpp nañ booloo ànd bëgg jàmm bëgg sutura te ami teggin. waaw xëy na nga def ñaan laata ñuy jox El Hadj Cheikh mu tëj. yàlla def jàmm ci réew mi gamu gi nga xam ne ñoo ci jublu yàlla na egg ci jàmm niñ ko bëgg yàlla na ko yàlla defee noonu ndax nag jàmm tax ñu jóg yokk lislaam bi tax ñu jóg nit ñi juboo tax ñu jóg yàlla na ko yàlla dogal di jaay Seydina Muhammadin wa sallam. alors ñu gërëm la sant la tamit ndax ñi ngi fekk ngay yor sa kaamiru alxuraan loolu ti day wane ne alxuraan fi nga ko def. ndax moom nag képp koo xam ne kii yaa ngi jaar ci keppaaram soo xamee soo xamul da nga war a jéem a xam moo tax comme liggéeyatuma dara léegi lu muy jàng alxuraan loolu tax ku ma toll di ànd fu ma tere fu ma amee temps rek jàng. doom yeeg sëriñ tamit war a jàng ndax wax dëgg yàlla kuy woote. ne ab sëtam nga wax dëgg yàlla war ngaa wax ñu déglu la. wallaay ba tax na li ñuy ñaan daal yal na yàlla seetal gàmm gi mu sedd guy li nga xam ne ñoo ngi ciy jublu te nga xam ne ñëpp a ngi ciy seen xel yi féet-féeti na def ni. moom moo déggee ne Sénégal day tàkk dara dina tuuru ñu yendoo tabaski tey ci ëllëg suñu wote bi jeex tàkk lépp yem ci xale yàlla na yem ci ay wax te bañ a am ci jëf lii nit ñi ragal ci loo xam ne lii mu ngi yaakaar ci histoire yàlla na ko yàlla teggi ba mu sedd guy. amiin amiin ñu koy gërëm di ko sant Alaaji ñu bàyyi la nga tàggu. tabarakallah ndax ñu ngi lay sant bu baax a baax yow tamit yaa ngay béy sa waar ci wàllu yaatal lislaam bi parce que tamit xam nga wax ju baax moom sarax la jëf ju baax tamit sarax la te am na loo xam ne lii tànk mi ngi sax rek xel yi dinañ gën a dellusiwaat nit ñi gën a góorgóorlu gën a nekk benn ni nga xam ne tamit noonu la mag ñi doon jàngale bu ko defee kon yow ñu ngi lay sant bu baax a baax yaa ngi béy sa waar bu baax a baax a baax parce que lii tamit nekk na loo xam ne lu am solo la ci wàllu mission bi nga xam ne tamit mooy mag ñi bi ñu fi yaroon démb di yaatal lislaam bu ko defee nag li ci des rek mooy ñu ñaan rek yàlla gën a dolli sutura yàlla nañu yàlla gën a jàppale ba mag ñi seen ndono yàlla buñ mujj puso bi ñun mu réer ne seen taxawaay rafetoon na mbaax lañ xamoon xam-xam lañ xamoon yiw lañ xamoon defar ak mbokk lañ xamoon loola tamit ñun ñu fi nekk tey donte âge yi eggu fa sax yal nañu yàlla jàppale ba loola ñu mën caa taxaw ak jàmm bu ko defee kon ñi ngi ñaan gàmm gi ñu dëgmal ñëpp nañ ci ñëw ak jàmm ñu def ko ci jàmm mu jeex ci jàmm te lépp luñ fa ñaan tamit yal na ko yàlla nangu lépp luñ fa mëbët yal na ko yàlla antul ak jàmm ki nga xam ne ki mooy suñu bàyyi di bàyyi Ousmane xilaafa gi yàlla teg ci koom yal na ko yàlla woyfal yal na ko yàlla woyfal te yàlla may ko wér yàlla may ko gudd fan mu sut ay magam ëpp leen tamit lu mu def ci wàllu xilaafa gi bu ko defee daal xam naa loolu lañu amoon ci luñ doon wax di ñaanal tamit Jolof kilifa diine yi nga xam ñoo fa nekk yëpp yal leen yàlla sàmm yal leen yàlla aar yal leen yàlla may gudd fan seen njaboot tamit yal na yàlla dëppale ak ñoom ba li nga xam ne daal moom la fi mag ñi bàyyi woon ñëpp mën cee taxaw ba yàlla defal ñu sutura ba ñu mën a fexe liggéey ba Jolof yàlla defal naataange loolu daal la ñu amoon luñ ci doon wax ngeen baal ñu wax salaamaaleykum wa rahmatullah
ñu koy gërëm mbokk yi di ko sant ba gërëm yéen itam yéen ñi nga xam ne yéen a ngi doon déglu Ferlo FM ak Jolof Actu mu nekkoon émission Pencum Jolof spécial boo xam ne bi dañ ko doon jagleel ngir waxtaani lépp loo xam ne jëm na ci mu xaddam bii di maam Abdoulaye Mbengue bu Mbula xam nga ñu ngi waajal gàmm gi nga xam ne gi moo ko taxawaloon juróom-ñeenti fan ci weeru février bi incha allah yem ak samedi ñu war ko daal di amal mu yem ak 99e édition ñu fas yéene waxtaane lépp loo xam ne jëm na ci wàllu jàmm ñoomoon ci mbégte baax nag àndoon ci waxtaan ak nga xam ne ki mooy El Hadji Cheikh Mbengue mi nga xam ne moo yor kaddu njaboot ak maam Abdoulaye Mbengue waaye te ànd ceeg suñu maam El Hadji Makhtar